asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne sàmm jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak bërëb bu tedd bale di Touba Mbacké tey jii nag ñu màggal fa Kazu Rajab mbooloo mu bëri teew fa Kazu Rajab nag nekk rek màggal ga nekk àdduna Serigne Fallou Mbacké nga xam ni nit ñu bari tey jii dem nañu foofee ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké li nga xam ni moom la ñuy fàttali moo di rek Cheikh Mouhamad Fadal moom moo fi nekkoon xalif général des Mourides li ko dalee 1945 ba 1968 juddoom daal di tombé ak Kazu Rajab at mu jot ñu koy màggal ca Touba Mbacké. mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko continuer di indi ay waxtaan ak i coow ñi nga xam ne ñoo di waa CAP nag tey ñi ngi woon rek di jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca maison de la presse Babacar Touré ngir rek daal di artu jëmale ci li nga xam ni mooy rek menaces yi am ci journalistes yi ak xoqatal gi ñu leen di xoqatal ak i tamit fitna ji ñu leen di indil ba tax na ñoom journalistes yi nee nañu daal faaw ñu tëral ay loi yu nga xam ne daañu ko doxal ci réew mi ngir gën a yombal seen liggéey ngir gën leen a aar. ginnaaw yi tamit caxat-caxatee ak cong gi nga xamante ni amal nañ ko ci supermarché yu bare rawatina ci Auchan yenn ci këru Auchan yi nag ñi ngi tàmbaliwaat seen liggéey foofee nag la nga xam ni moom lañ ca ràññee moo di client yu bari ñëw nañu def di rang ngir mën a jënd li nga xam ni moom la ñu soxla waaye lañ fa ràññee yi tamit moo di ci wàllu sécurité gën nañu ko dooleel ngir rek aar barab bi nga xam ni moo di Auchan yeneen magasin Auchan yi nga xam ni caxat-caxatee woon nañ leen nag ubbeeguñu ba léegi. fële ca Kolda yaakaar juddu ngir dakkal xarafal jigéen loolu nag espoir la bu nga xam ne ay nit ñu bari ñoom ñoo ci yëngu rawatina ay jigéen ñu dund lu metti loolu ñoom nag ñi ngi dugg ci kër yi di def sensibilisation naka noonu am na ci jigéen ju nga xam ni ràññee nañ ko ci lool muy Mariam Ñamanko moom nag bokk na ci ñi nga xam ni loolu dal na leen waaye nag taxaw na ci tem ngir que loolu jóge ci Fuladu. bisimila ci faram fàcce gi dañuy dem ba dëkk bu tedd ba di Touba Mbacké niki tey jii nag ñu amal fa màggalu Kazu Rajab di ganek àdduna Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké moom mu fi nekkoon xalifa général des Mourides ci 1945 ba 1968 Mourides yu bëri dem nañu ca barab boobee ngir rek fàddali seen kóllëre ak màggal ki nga xam ni moo fi nekkoon ñaareelu xalifa des Mourides muy Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké góor a ndaakloo ca Touba Mbacké. Touba dalal taalibe yu bëri ci bés bi ñuy màggale ganek àdduna ak ñaareelu xalif général kullu murid mu dib xalif bu jagleeloon dundam yépp njàngalem Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu ñu sukkandikoo ci Maam Góor Diop. mu doon bis boo xamante ni bii bis la boo xamante ni bii Serigne Fallou moo ko tàmbaloon boppam di ko def ca Daaru Salaam waaye nag taxawalu bis bi mi ngi sosoo ci Serigne Mourou Moussa Falilou moom moo ko woote. jabar Sëñ Fallu gépp ànd ko ak moom mu di ko doxal ba ni tey. ci noonee maam góor yokku ca ne màggalub Kazu Rajab gi kii di Cheikh Mouhamadou Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Modou Bousso Dieng moo yaatal lu ni mel. Sëñ Moussa Fallu moomu ku ne xam ne moom léppam Sëñ Fallu rek la woon lu mas a am Sëñ Fallu ko tuddee bëgg Kazu Rajab Sëñ Fallu ko feeñu moom booy déglu ci nam koy waxee am na fu ci waxtu woo xam ne si Sëñ Fallu feeñu na ko ci. digal ko magal Kazu Rajab moom boobu am na kilifa yu ko fekkee sëñ bi wax na ko dañ dul may tudd tur yi waaye sëñ bi waxal na ko boppam moom dafa gisal sëñ Fallu jaaran moom waxal ko boppam mu taxawal Kazu Rajab ànd ko rakkam yi nag ak njabootam gépp nag ak taalibe bi sëñ Fallu yëpp. ci loolee màggalub Kazu Rajab gi nekkiti occasion ci yenn taalibe yi ginnaaw ba ñu defee déplacement ngir amal seeni ñaan ci jumaa jile. murid moom yëg-yëg rek lay am mooy. daanaka man du ñu gis feebar ñun sëñ bi rek la ñu gis ndax boo fi ñëwee mooy saafara jàngoro yi mooy faj aajo yi kon daanaka gisuñu Covid te it ñëw fi dañuy ñaan rek yal na fi yàlla jëlee jàngoro ji ba képp ko nga xamante ni daan nga ñëw te ñëwoo ren rek bu déwénee ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam di leen ñaanal bu baax nag seen télé bi yal na jëm ca kanam barki sëñ Fall. ñu tax a jóg nii dañu newoon rek nañ ñëw siyaar si siyaar xabru yi
far yàlla ñu tomb fekk julli tisbaar bi ñu julli fi na alhamdulilah fas yéene dagg nii pour dem ñibbi nii. Kazu Rajab gi ñu amal ko ci jamonoy mbas mi loolee tax daayira Muxaddamatul Xidma jóg taxaw def kéemtulaayu kattanam ngir fàttali ñi di taalibe yi ñu sàmmonteek mesure préventive yi. lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak Cheikh Mouhamad Fadal nangu ñu ci ziar Serigne Abo May xalifa ba naka noonu yi tamit Serigne Abdou borom Makarim al Ahla ñu daal di ñëw ci li nga xam ni mooy coowal rek Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko ba léegi rek njaw desim xambin coow li ni kur ci biir dëkk bi ñi nga xam ni ñoo di waa CAP nag amaloon nañu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca maison de la presse Babacar Touré ngir rek daal di wax ak ñaawlu xoqatal gi ñuy xoqatal journaliste yi ak yenn cong yi nga xam ni yenn bërëb yi ñuy tase xibaar gis nañ ko ci loolu yi nag tax na ba ñoom ñi nga xam ni ñoo di waa CAP di woo état bi ngir ñu gën a taxawal ay loi ngir gën a aar ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàllu tasum xibaar seen liggéey ñu gën ko yéwénal Abouté di Sow Bara Sow. ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ak coow li mu sabab fan yi beddi saaga xoqatal ak i xub moom la way taskatu xibaar yi dëkkee kuréel gi leen ëmb te nu gën ko miine ci coordination des associations de presse di ŋàññ lu ni mel. ñuy fàttali ni bi mbir mi tàmbalee ba léegi li ñu njëkk a seetlu mooy ay xoqatal ay menaces ay saaga yoo xamante ni dañ ko jëmale ci ay woy taskatu xibaar. ajuma 26 février. bi ñu ne dañuy xool ndax assemblée nationale ne day xool ndax day yëkkati malaanu kirlaayu ki ñu topp benn journaliste teewu fa am na ci jamono yoo xamante ne préfet de Dakar nee na nañ leen gazé maanaam nañ leen sànni lacrymogène yi naam sax nee na moom ba mu koy wax jublu ci woon directement journaliste yi waaye dégg nañ ko. kuréel gi ñu woowee CNRA dafa jël décision communiqué. ne artu ñetti télé bés bi ci tegu mu coupé signalu ñaari télé yi. ginnaaw loolu ngir gën a yewenal seen liggéey taskatu xabaar yi di laaj ngir nu tas CNRA te jëmmal lii di ARCA ñi ngi laaj itam ngir nu taxawal ñaari loi bii jëm ci wàllu yombalal leen lii di jot ak a tas xibaar beneen bi aju ci wàllu publicité. laaj yi nga xamante ni ñun association yëpp bi ñu jokkoo ba noppi waxtaan suñu biir ñun dañu ne CNRA boobu. bi code bi bees bi ñëwee ba léegi dañ ko waroon a changer tuddee ko ARCA mu nekk kuréel gu bees kuréel gu am ay moyens yu bees kuréel gu am pouvoir bu bees ñu ne nag jot na pour ñu réorganiser suñu secteur ñu jëmmal ARCA bu bees boobu. suñu ñaareelu laaj mu ngi jëm ci li ñu wooyee loi d'accès à l'information. suñu ñetteelu laaj nga xamante ni jàpp nañ ni dafa war a am. mu ngi jëm ci lu ñu wooyee loi sur la publicité. kuréel bii nag mi ngi fàttali way taskatu xibaar yi ni ak péete du seen cër te it war nañu gën di jàppalante rawatina ci jamono yu ni mel. ñu àddu jëmale ci fitna ji amoon niki keroog ci biir réew mi ak cong yi nga xam ni cong nañ ko yenn supermarché yi rawatina Auchan nga xam ni fukki Auchan ak juróom-ñeent daal di nañ koy caxat-caxate jël la nga xam ni moom moo fa nekkoon waaye nag terewul liggéeykatu Auchan yi door nañu niki tey ci yenn barab yi nga xam ni kenn jotu leen a yàq foofee nag clients yi ñi ngi ñëw di jënd si waaye kaaraange ga yokk nañu ko Awa Diop Moussa Fall. ci suba gi fii ci supermarché Auchan bi nekk ci Fann client yi ñu ngi ñëw benn ci biir nag liggéeykat yi ku ci nekk yaa ngi def sa liggéey magasin bi di benn ci yi nga xam ni mucc nañu ci yàq yu ñu nemmeeku fan yi ñu génn fii nag adjoint manager bi mi ngi ñuy firndeel ni client yi ñëw nañu bu baax démb bi ñu tijjee. démb ñu ñoo nekk premier magasin bu ubbi ci Auchan yi loolu vraiment c'était un honneur parce que tout simplement ak li xawoon yëpp waroon neen ubbi pour may courage suñu yeneen morom yi war a ubbi ci ginnaaw en même temps ñu wan sénégalais yi ni tamit ñu taxaw ba léegi malgré gars yi li ñu def yëpp ñun ba léegi ni tey ji leen gën a fooraat te comme tubaab lu muy wax ce que me tue pas me rend plus fort démb gis neen ni sénégalais yi ñëw neen bëri neen ci magasin bi ñëw neen jënd si parce que dañoo namoon Auchan. su fekkee ni nag mi ngi firndeel ni événement yu mujj yi dañ ciy génn gën a am yaakaar
teewul mi ngi sensibiliser ay naataangoom rawatina ndaw ñi ñu daal di sàmm emploi yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi. kon dama jàpp ni kon du question de sécurité mais question de conscience la question Sénégal dañoo war a yeewu xam ne société yi fi nekk yi sénégalais yi ñoo siy liggéey ñoo siy dundal seen njaboot dama leen di ñaan sénégalais yi nen conscient xam ne Sénégal xam ne super kii magasin yi fi nekk yi muy boobu liggéeykaay yi fi nekk nga xam ne tubaab ñun ñoo ko fi defar ay sénégalais ñoo siy liggéey di si xëy di si sutuuli di si dundal seen njaboot. gis-gis bu ni mel la ñu nemmeeku itam ci Auchan Gibraltar mi nga xam ne tijji nañu ñoom it tey ci suba fii nag gannaaw réccu yàqu yi ñu nemmeeku ci yeneen magasin yi personnel bi rafetlu nañu lool li ñu jëlaat seeni liggéey. li fi xew ñëpp gis nañ ko ça a été triste ça a été désolant mais néanmoins nous on reste debout ñoo ngi fii nii pour les Sénégalais ñoo ngi fii pour satisfaire clients yi c'était compliqué mais on est là. su fekkee nag ca Auchan Fann foofee ñi ngi miser bu baax ci sensibilisation bi fii nag bépp matuwaay jëm ci wàllum kaaraange jël nañu ko ngir nag bañ a dundaat yi ñu dundoon fan yi ñu génn. li fi xew ça nous a appris et dina tax au fur et à mesure yëpp mesure disposition sécuritaire yu nga xam ne suñu direction war nañ ko jël ils vont le prendre et ça je vous l'assure et c'est pour assurer aussi les clients que ils l'ont pris carrément au sérieux. fukk ak ñeent ci magasin Auchan la ñu yàqate jël fa ay marchandises yu bari fan yi ñu génn ci manifester yi tolluwaayu li ñu leen jëlal ba léegi xaymaaguñu ko waaye teewul supermarché yi nga xam ne mucc nañu ci pillage yooyu le ñi ngi ubbi benn par benn ci Ndakaaru ñenn ñi yokk bu baax seeni karange ñi ci des di woo naat seeni naataango rawatina ndaw ñi ñu sàmm bërëbu liggéeyukaay sénégalais yi. ginnaaw fitna yi fële ca Liberté 6 nag moom gaz la ñu mënta gis ñi nga xam ni ñooy livreur yi ñi ngi gaare seeni oto ñenn ñi taxawal seeni charrette ci buntu dépôt yi waaye daal bombanu gaz mënuñu koo gis ñi ci gën a sonn nag mooy jigéen ñi rawatina ñi nga xam ni dañuy jaay ndékki ak lu askan wi di jëfandikoo ci wàllu lekk ñoom mënuñoo gis fenn lii di gaz ba tax na ña ngay toltolaan waaye nag fa nga xam ni moo di ñaari tali moom remarqué wuñ fa loolu ndaxte gaz am na fa. Mamadou Dieng, Seydina Mbaye. gaz dafa manqué fii ci dépôt de gaz bu rond-point Liberté 6 ay oto ki charrette yu waroon yóbbu gaz mujjee taxaw di xaar buntu dépôt bi tëju gaz kenn mënu ko fee teg bët. waaw gaz moom manqué na trop soo xoolee moom liggéey bi dafa taxaw depuis manifestation yi boobu ba léegi kenn mënul liggéey soo xoolee gaz manqué na ndaxte loolu moo ko waral yëpp a manqué. mu wuteeg lu ñu nemmeeku ca ñaari tali fii gaz am na. man moom personnellement parce que du chaque jour lay charge chèque gaz semaine bi passée ça fait maintenant ma xool 5 jours rek am naa gaz vraiment non pas du tout prix moom ça reste intact moom. ci yeneen gox yu mel ni Grand Dakar ñàkkum gaz subaak àllarba gi lañu ko fi tàmbalee nemmeeku. 12 kilos bi daal xam naa ni moom ça fait quelques jours amul mais 6 kilos bi 3 kilos bi ça va amoon na mais tey ce matin daal la gisagul mes fournisseurs waaw mais pour l'instant daal amoon naa ko ba tey ce matin waaw. ñàkkum gaz gi ñu nemmeeku woon ci bëccëg yu njëkk ci jàmmaarloo yi ci Ndakaaru mu ngi desandi ci yenn gox yu mel ni Liberté 6 ñi fi dëkk bëgg ñu xeetali leen ni ñu jotee ci gaz ni mu gën a gaawee. ginnaaw dal gi président de la république dal di woote ci discours bi mu defoon naka noonu yi tamit ak yenn dogal yi nga xam ni fas na ko yéene jël ngir jàppale ndaw ñi nga xam ni ñoo di responsable politique APR yi nekk ci département de Pikine ñoom daje nañu ca Mbaaw la nga xam ni rek moom lañ doon waxtaane mooy gën a ñaax ndaw ñi ci ñu ànd ak dal bañ di yee fitna waaye tamit di leen xamal ni président de la république ak dogal yi nga xam ni jël na ko yaakaar judd na te nag war nañoo daal di ànd ak dal ngir rek taxirlu ba xam loole mu wax dinañ ci gis ay jéego wala déet. Abdou Karim Sall responsable politique APR bu Mbaaw moom moo ci doon addu ci micro Babacar Seck. ba li nga xam ne moo doon ay niir yu lëndëm kurus yu doon plané ci sunu Sénégal yàlla def niir yooyu jóge fii et ñu ngi ñaan yàlla ñu jóge fii ba faw ñu ngi xam ne bu baax a baax parce que fii ci banlieue bi la ñu dëkk
mettit bi ci wàllu dund mettit bi ci wàllu nekkin li nga xam ne am na ci li nga xam ne Covid bi mooy feebar bi moo ñu ko yóbbee te président de la République mentionné woon na ko démb ci bi muy jël kàddu waaye njaxare ak tiis bi nga xam ne wax naa ko ci wàllu nekkin loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax ginnaaw bu président de la République ci boppam moom moo yëkkati kàddu wax ni je vous ai entendu, j'ai compris vos inquiétudes et vos préoccupations dégg naa leen dégg naa seen tawat ak seeni mëbët incha allah dinaa ci taxaw indi ci ay saafara. couvre-feu bi ak njeexitalam ñu daal ci ràññee nag ñi nga xam ni ñoom ñoo yor lii di rek càq-càq yi ñoom nag mel na ni seen liggéey xaw na sooxe ndax couvre-feu bi waaye tamit ak tere gi nga xam ni tere nañ ko moto yi ñu daw ci benn diir bu nga xam ni ci lañu gisoon yëngu yi amoon ci biir dëkk bi naka noonu yi tamit ñenn ñi nga xam ni dañuy yor moto di ci def ay ñaawteef gën na compliquer seen liggéey waaye nag terewul ñi ngi def seen kem kartan ngir mën cee génn ay satukan barasaw. livraison ci ab moto bëri na loolu léegi ci Ndakaaru ñii di ci yëngu di dund ay jafe-jafe bile ba ñu tënkee dem beeg dikk bi ba tey. waaw couvre-feu bi nag li ñu mën a wax mooy li ci ëpp ay jafe-jafe la indi parce que dafa wàññi temps de travail bi yokk pression bi tali bi aussi ñëppay jugandoo ñëppay wàccandoo tali bi dafa gën a xat en plus temps de travail bi daf ko wàññi surtout ak problème économie bi aussi comme xaalis du am aussi dafa impacter vraiment service de livraison yi. ñoom ñi lay jàpp ni lu ñu tënk seen dem ak dikk. tax na la ñu daan am wàññeeku. ñu gis ne ASP ni ñuy raqueté ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci deux roues yi dafa métti en plus que ni fan yi tamit li xew bokkul ak dara ak borom livreur yi ak borom moto yi ñuy wax ay décret ñu arrêté borom livreur ay 3 jours 4 di leen yóbbuwaat chômage fan yi gis nañ lu xew ci décret bi 4 jours livreur di ko toog xëyuñu amuñu aussi indemnisation amuñ ku leen ci jàppale dafa métti. ñoom ñi leen di yëngu. ci wàllum livraison bi ngi ñuy xamal ni ñàkk kaaraange gi yombalul seen liggéey. tay moom kii sécurité bi borom sàcc rek moo ñu sonal ñun livreur yi léegi gendarme yi dañuy boole ñu ñëw ci même bus su amul plaque dañ lay considérer comme kii ne suñu lay jàppee lépp même soo amee CMC dañ lay jàpp pour kii ne défaut de plaque lañ lay jàppee ñu te gendarme yi yenn saa yi nag da ngay daj ak ñoom. ñu waxtaan ak ñoom ñu fay loolu 12000 wala 6000. ñu ngi sàkku seen yëngute bi ñu jëmal ko. léegi ñun man xalaat bu ma xalaat képp kuy def livraison wala càq-càq c'est la même chose moom carte benn carte rek buy firndeel yow livreur nga ñëpp suñu defee noonu xam naa dina xaw a wàññeeku te ñu mun a séparer entre les voleurs ak les livreurs. am na ñenn ñu jàpp ni feebar bi di coronavirus tax na ñii di livrer di si gis seen bopp donte gis-gis bi nee na. donte gis-gis bi am na beneen wàll ndaxte amuñu benn këyit bu leen ni may ñu mën a circuler ci dëkk bi heure couvre-feu. ñi gàmmoog ñi raas dem bokkuñu couvre-feu bi nag am na ñu nga xam ni mooy agresseurs yi ak ñi nga xam ni dañuy siif ak addu kalpe ñoom seen liggéey jamono yi doxul woon ndax couvre-feu bi waaye mel na ni jamono ji nag jógaat nañu ba agression yi mi ngi mel ni tulleeg màlli ci yenn quartier ndakaaru yi rawatina fii ci Colobane ba tax na askan bi ñi ngi ci am tiitaange ak njàqare ñi ngi naan nag ñii di état bi ñu gën a yokk lii di kaaraange gi Ndeye Nancy Diouf. ñeenti waxtu ci ngoon ci mbedd Colobane yi ci koñ bi nga xam ne tàmm nañ fee gis jël yëfu jàmbur ak yi ni mel ñi fay yeewoo nelawatuñu ba yandoor ci ngoonu talaata gi Sukayna Diène am juróom benn fukki at ak juróom benn toog buntu këram ak i doomam di del si waat ci agression yi ñu gis fan yi loolu moom sonn nañ ci torom ndax taal bi bari na fi bagage jàmbur yi yàq nañ leen Orange Money bi woon fii dajjati nañ ko baasu jàmbur yi ñu dënd ko di ko lakk loolu yëpp bokkul ci liggéey bi dañu bëgg lu ñuy defati ñuy dànd ndax Colobane dafa awul ba nga xam ne loo jot ñu ne Colobane la te ñi koy def ñëpp dëkkuñu fi waaye lii ñuy wax waa Colobane defuñu ko waxuñu ko. lu ko soriwul dara Ami Sène mu ngi taxaw buntu këram moom jàpp na ni agression yi yëpp
yëngu-yëngal yee ko waral. moom sonn nañu ñun waa Colobane dëgg yàlla bu ñu mënoon moom bu manifester amatee ñu yóbbu ko feneen wala ñu aw feneen dinañu gënal. bu fekkee ne manifestation amu fi ñun duñu sonn saa yu manifestation amee fii ñun dañuy sonn. waa dañuy gis agression yi bi fii grenade lacrymogène yi dañu koy sànni ba suñu biir kër yi. Elimane Sarr am lu toll ci juróom fukki at gis-gisam moo di waay defkatu ñaawteef yi dañoo buruxlu ci tolluwaay réew mi. ñu si bari dañuy profité ci situation yi waaw di agressé di këf yëfu jàmbur nangu scooter yi booy yi bon portable fii booy seetaan boo filmé sax ñu këf sa portable téléphone du fi jeex fii Colobane waaw bari na trop te mënoon na gën a garaawal yi bu ñu demee ba amatoo leneen loo jël si bitiki lañ jëm wala yeneen affaire dégg naa foo xamante ne nee nañ dugg nañ dajji ay magasin ya def ay portable ay téléphone jàmbur loolu lépp du si jeex. yëngu-yëngal yi ñu ne meeku fan yi ci réewum Sénégal doon tolluwaay bu waral waay defkatu ñaawteef yi wane ci seen bopp Colobane fii ñaxtu yi gën a xumbee agression bu bari fës na fi askan gi di sàkku kaaraange. ñu daal di àddu jëmale ci wutum xëy ci biir Sénégal lu mat juróom-ñetti téeméeri junni demande moom la ñuy jot at mu jot waaye nag li nga xam ni ñoom ñoo ci war a mën a am sensu liggéey rek ñi ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom loolu yi nag ki ko xamle moom moo di Njawar Fay di ingénieur moom nag xalaat na ni faaw ñu daal di xayma bu baax naka la ñuy def ba utal ndaw ñi liggéey Njawar Fay moom moo nekk président wu plateforme Sénégal 35 ñu déglu ko ak Jeeba. mbirum liggéey ndaw dafa jafe liggéey moo jafe si àdduna bi surtout encore crise bi ñu jublu nii mu dund nii muy pandémie Covid 19 bi yàq na lu bari si économie àdduna bi yëpp ak économie Sénégal boo jàppee 5 ans yëpp amoon nañu croissance su 6% mais ren ñi ngi xaar 1% donc chute drastique la maintenant. am na jumtukaay yoo xam ne président définir la politique am pour jeunes yi am na ay instruments DER ANPEJ tout ça y a qui sont là qui prennent en charge la formation l'apprentissage et l'emploi des jeunes gis nañ ne doyul président xam na ko nee na dina def allocation budgétaire réorientation boo xam ne dina mettre 300 milliards pendant les 3 ans restants donc chaque année dina def 300 milliards yoo xam ne daf koy jagleel formation apprentissage ak liggéey pour ndaw yi je crois que loolu mën na ñu dimbali. ba situation bi amélioré wu notablement. boo xoolee actuellement marché travail bi boo xoolee statistiques yi am chaque année dinañ am lu mat 300 000 jeunes yoo xam dañuy wut liggéey te capacité bi am actuellement di joxe liggéey mu ngi toll ci 85 000 donc am na gap 215 000 loolu nag il faut ñu jéem ko rattraper en faisant quoi en renforçant d'abord ce qui existe ensuite d'autres efforts soutenus. comme le dit le président xaalis bu bari et puis xaalis boobu tam il faut que président ñu xool fu mu koy def parce que li ñu dugal ci affaire lu ndaw yi bari na trop résultat bi président nee na c'est insuffisant kon nag il faut que ñu xool xaalis boobu ni ñu koy utiliser ak ni ñu koy jox ak utilisateurs yi xool dan lañ dem. naka la ñuy def ba suqali koom-koom mi ci jamono ji nga xam ni métti na lool ki nga xam ni moo di économiste di Seydina Alioune Ndiaye nee na nag faaw état bi yëkkati lii di couvre-feu bi ngir mën a dooleel secteur primaire bi naka noonu yi tamit faaw que secteur privé bi gën a dugal seen loxo ci mbir mi ngir koom mi gën a daal di yëkkatiku Seydina Alioune Ndiaye ñu déglu ko ak Jeeba moom moo nekkoon ni tamit invité wu Alassane Samba Diop ci la matinale. man yaakaar naa ne li ñu war a def de manière très simple mooy te loolu jàngati wane nañ ko ne ndaw ñi actuellement ñi ñëw ci marché de l'emploi dañoo bëri sànq sama co-débatteur wax na presque 300 000 la alors que bëri kër liggéeykaay yi ñu mën a offrir ndaw ñi rek 85 000 donc il y a un gap de 215 000. li koy expliquer mooy secteur primaire bi nga xam ne mooy mbay mooy napp mooy càmm napp bi surtout nga xam ne day employer beaucoup de jeunes bateau bés bu teeree beaucoup de jeunes dañ ci liggéey léegi secteur boobu su doxut nit ñi dañ fay jógee. comme amul institut tëb dem directement ci secteur tertiaire bi mooy informel mooy commerce Sénégal yéen seetlu ngeen ne presque lépp dañ koy marchand ambulant keroog toog naa sama kër ma gis kenn koo xam day marchand ambulant sax matelas ay matelas sax combien de fois la nit di jënd matelas ci àddunaam donc pour expliquer à quel point la jeunesse est désemparée la jeunesse a un mal-être donc il faut que ñu revenir à la base ça c'est le premier point ñaareel bi mooy structure de financement yi chef de l'État teg yépp
bon an mal an mu ngi jéem a doxal mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que approche bi c'est top down. Déjà c'est politisé, ensuite approche bi ci kaw lay jógee ñu nekk ci bureau et puis seen fonctionnement et cetera la ñuy utiliser xaalis bi yëpp pare nag yaakaar ne mën nañoo financer jeunes yi alors que ça ne marche pas. Et troisième chose, il faut que bien évidemment ñu lever couvre-feu bi parce que amatul utilité. Parce que autant lever ça concrètement pour que nit ñi amul activité yëpp muy nit ñi nekk ci soirée yi nekk ci bar yi ñi nekk ci parce que y a une économie de la nuit qui contribue au PIB, qui contribue à la création de richesses. Libérer les énergies des gens pour que nit ñi commencé waat dugg ñu respecter nag les mesures barrières, etc. Et en même temps, campagne de vaccination bi continue. dañuy dem ba diwaanu Kolda foofe nag yaakaar juddu na ci li nga xam ni moom la ñuy xeex ngir xarfal jigéen daal di toxu ci foofu nga xam ni moo di Fuladu am na nag ay jigéen ñu nga xam ni def nañ leen lu ni mel ñoom ñoo jëkk laxasaayu ngir rek ñoom li leen dal bañ a dal seen ay sër ba tax na ñu ngi dugg ci kër yi di waxtaan ak gën a ñaax nit ñi ak di gën a yee askan bi ci loolu kenn nag ci ñoom muy Mariama Ñamajo bokk na ci ñi nga xam ni dañ leen xarafal te moom nag taxaw na tem mu nekk soldaar ngir ko loolu jóge ci Fuladu. Seydou Diatta. lii nga xamante ne moom la ñuy duppee xarafal jigéen Mariama Ñamajo ñu gën ko xam ci tuur Madame Bass xam na ko te dund ko ndaxte bokk na ci aada yi ci njaboot gu mu gane si àdduna. maa ngi nekk koo xam ne dama judd ci famille boo xam ne dañuy pratiquer excision suñu maam boobu di Samba Ñamaajo ak suñu beneen bajjan ñu bare xam nañu ko ci région Kolda bi ne c'est une famille exciseuse ma nekk tamit jigéen boo xam ne dama dund excision te ba léegi ma porté séquelle bi. bu ñu ko doon def jëf ju nu mel moom xamul woon loraange gu mu ko mën a jural ëllëg ci biir. à bas âge laa commencé di sentir dama am problème parce que dama dundoon ay xarit ñi may wax seen bopp may sentir ni ñoom lu ñuy sentir man sentir gu ma ko. ci jamono ji ginnaaw bu mu lakkee ñeent fukk at ak lu ci tegu fas yéene na jeexal lu ko des ci kaw suuf ci xeex jëf ju nu mel. maa ngi yore benn association bi fu nekk la am point focal sama famille kenn defatu ko ak am tamit ay dëkk yoo xam ne tey bu ñu doon dem foofu dinaa la woon plus de 10 filles yoo xam ne ni kenn jongalu leen kon man damay naan loolu victoire. xarafal xale bu jigéen ñoom dañ ko jàppee tradition mais lenn loo xamante ne danger santé la parce que des fois da ngay ñëw waxtaan ak parents yi ba pare ñu ne la yow mi di wax ex sa yaay xarafuñu lu donc xam nga ni loolu noonu problème la mais ci communication bi dañuy essayer comprendre. Nous sommes préparés à ça bien sûr parce que même agent yi dem ci terrain bi il faut dañ leen di defar ay renforcement de capacité loolu mooy permettre tey ñun ñu mën a dem ci terrain bi ñu mën a waxtaan ak population bi. mu mel ni mbébétam googee tàmbale na antu ndaxte bari na ñi nga xamante ne ñu ngi doon def lii di xarafal jigéen yi tàmbale nañu di ko woon ginnaaw. maa ngi ànd ak exciseur ba mu abandonné am tamit beneen victime mu engagé wu trop mu am beneen boo xam ne mu ngi dëkk dans le département de Médina Yoro Foulah Mariama Julde Diallo. waaw sama première victoire c'est exciseuse mun a bokk ci combat bi am victime boo xam ne mun a bokk ci combat bi ñooñu jàppale ma ñu am ci ndam. beneen jafe-jafe bu ñàkk saafara ba tey mooy lakkatu gi nga xamante ne ñenn ñu ngi woy di ko def ngir xarafal xale yu jigéen yi ca ba ñu nekkee ci leetaay. excision bi loi kese du ko fi jëlee puisque c'est des répressions qui occasionnent la clandestinité surtout à Kolda. waaye loolu yépp taxul ba kii di Mariama Ñamajo daal di salif te tab gu ñu ko tab ni yees comme chargé de mission ci jëwriñ bu ñu dénk wàllu jigéen ak njaboot doon na lu ko gën a may doole. egsi nañ ci cëppaandawu xibaar yi ñuy jaajëfal jëwriñ Ndiaga Seck ak Modou Diouf doomu xiinin naka noonu Moustapha Gabar Diop mi coordonné lépp ba mu tegu ci yoon ñu daal di jël lenge yi delloo ko Cheikh Hassana Fall ca beneen studio ba ngir mu wéyal la Total ak invité am